gannaaw ba mu dugalee loxoom bu baax a baax ci xeex li nga xamante ne mooy mbas bi lëmbaaj àdduna ak Sénégal honorable député maire Ndeye Fatou Bintou Ndiaye moom mi nga xamante ni tey wàllum santé caaxaane wu ko tey defati na mëninam ci li nga xamante ni tey ngir équiper ñaari poste santé yi nga xam ne moom lañ am fii ci commune bi ay lal yu mucc ay lal yu dernière génération boo demee ci lopito yu mag yi ñoo ngi fay fekk soxna saa ngi nii di pose lal yi di lépp loo xam ne am taxawaay bu bees ci poste santé yi ñu gis fii nga xamante ni mooy ci commune bi muy lu am solo ndax bala nga ne naam ne fa. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? santé Diamaguène poste santé boo xamante ni yàgg na ci taarixu histoire Diamaguène poste santé boo xamante ni tey ñëpp ñoo xamante ni am nañ xam-xam jaar nañ ci poste bii en tant que femme en tant que première femme dans tout le département yàlla def ko député à l'Assemblée nationale muy honorable député maire Ndeye Fatou Bintou Ndiaye ci politique bi nga xam ne diggawoon na ko askan wi en 2014 ci wàllum santé ci wàllum wér-gu-yaram ci wàllum équipement lépp loo xamante ni yàlla mën na ko joxoon na ko dina ko def mu koy wëyal ci poste santé yi ñu koy gis tey boo duggee rénovation bi nga xamante ne am na fii tey jàppal ak ministère de l'action sociale ak moom it loxoom dugg ci indi ay lal yu bees tàkk lal yi nga xamante ni tey boo demee principal boo demee Fann boo demee Europe lal yi nga fay fekk ngir wàccee coono askan wi du ma ci sori ICP baa ngi nii ndax tunga du teew ñuy nataal ICP bi madame Mbengue avant may jox honorable député maire Ndeye Fatou Bintou Ndiaye tey naka nga gisee moom en tant que femme taxawaay yi ci li nga xam ne moom comme di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp aussi di am contenté ci geste bi am ndax dama na tey sax moo feeñ mais yàgg na feeñ ndax comme ni nga posé question ci lal yi damay répondre ci lal yi mais yaakaar naa ni honorable bu tey sa loo xam ne poste bi depuis sa premier jour ba fi ñëwee muy jour bi nga xam ne ci leen ma affecté ci la ñëw tombé 31 décembre mu organisme bébé de l'année fii depuis boobu ba léegi lépp loo xam ne poste bi soxla na ko da ciy taxaw ci dooleem ak kàttanam ba Covid commencé état taxaw ne ku nekk jàppale sa kii moom avant état di ko wax dara moom moo njëkk a ñëw jox ñu enveloppe jox ñu matériel boo xam ne macha allah commencé nañ ko ba keroog CDS di ñëw toog tey nag lal yi macha allah ndaxte comme ni nga ne hôpitaux yi man def naa Dantec def naa réanimation pour ñu ay malades yoo xam ne dañuy alité dañ koy wutal malade boo xam ne tëdd mu tëdd kii maanaam mooy prise bi ñuy jël kon yaakaar naa boo waroon poste Sénégal yëpp fi ñu gis genre lal yi dana jafe kon nag maa ngi content ndax lii tamit daf ñuy permettre daf ñuy gën a ñemeloo suñu liggéey daf ñu gën a aussi may kàttan ñu liggéey. madame Seck maay maîtresse sage-femme bu Diamaguène bi donc kii sama chef de poste la moo tax ma ne ko na wax rek mel ni maa wax mais nag comme si ñu madame le maire moom sant ko du jeex ay actam moom de temps de toujours de tout temps daal mu ngi ci macha allah donc ñun amuñu fayam te ñun yàlla dañ koy ñaanal yàlla gën ko may kàttan yàlla gën ko li mu bëgg ci maternité Diamaguène ak poste de santé jak saaw yëpp yàlla dafa ko am na mu bët xelam rafet na en tant que jigéen xam na ne jigéen am na lu mu soxla te nit ki tam bu bëggee di faju day bëgg am milieu bu baax te maternité comme ni ñu ko waxee yàggoon na lool ñi fi doon liggéey ñëpp ñu ngi nii toog ñoo fekke dem fekke tey kon nag bu liy ñëwee dañuy santal di ñaan yàlla nañuy jik ñun ñëpp te ku fi ñëw di wasin si nga am jàmm dugg fi si jàmm génn sa jàmm ak sa doom ak l'honorable député maire d'abord tout d'abord di ko gërëm si geste bi mu def équipé poste bi en lit médicalisé c'est un geste noble et dépositaire du mandat des populations ñu mën a def relayer l'écho favorable au niveau des populations xamal leen ni maternité bi pare na am nañu ay lal yoo xam ne madame la maire may nañu ko au-delà de ça yàgg na def ay gestes yu may ay médicaments di ñu jàppale et puis elle est très ouverte par rapport ak nos préoccupations nous ne pouvons que la remercier. damay sant yàlla julli ci yonent bi di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax li arrêté wax ku fekkee démb 83 lañ inauguré fii garde bi njëkk a liggéey ci laa bokk lañ ubbi fii mu métti woon lool ñaawoon lool jaxasoo woon lool ñuy dem di dem ba tey xale yi di dem ba tey ñi fi des tey ci ñuy fekke woon démb xanaa ñett fi des wala ñaar madame le maire defal ñu loo xam ne lii tey ñu de sant nañ yàlla kontaan nañ bañ fekkee lu métti tey ba lu neex li ñëw ñu fekke ko kon dañuy sant yàlla
sant nañ ko gërëm nañ ko lii mu ñu def li kii wax suñu diggee reer danañ ko gërëm ndax defal nañu lu rëy tey suñu neexee mu mel ni clinique lañ yore waaw équipé nañu lii rafet na neex na kontaan nañ ci. Avant tout dañuy gërëm le président de la république Macky Sall ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey ci banlieue bi waaye tamit seppiwul benn yoon Tivaouane Diacksao te loolu su amee nag dañ koy gërëmee l'honorable député Ndeye Fatou Bintou Ndiaye ndax moo nekk ci wetam di liggéey bu am solo di xëcc jëmale fi nga xam ne mooy Tivaouane Diacksao kon yàlla na ko yàlla gën a may dëgëral yàlla na ko yàlla gën a may ay sañ-sañ. asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu ñi nga xam ne ñooy responsable du poste de santé bi muy madame Mbengue di koy jaajëfal ci taxawaayam di nuyu aussi sama tante Arrête di nuyu le président Ahmed Tounkara am na dépositaire mandat wu population bi la ñoo ko fiy teg en tant que président comité de développement sanitaire bi mu ànd seeg ñoo Sultan Ka sama grand baax di nuyu personnel sanitaire bi fi nekk yëpp di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo bokk ci comité de gestion bi comme suñu l'honorable conseiller Yandé Gueye donc di nuyu ñëpp di wax ne rek mbégte la tey ñu daje fii daje bi daje jàmm la donc bu ñu amee ay lits d'hospitalisation nga xam ne madame maire indi na ko teg ko ci loxo ñi diriger poste de santé bi donc dañ koy def lu jaajëfal ko d'abord dans un premier temps jaajëfal tout le conseil municipal nga xam ne ñoo koy gunge ci liggéey di wax ne rek merci pour la confiance par rapport ak li ma dénk muy santé donc lu ñu mën ñu ko si jéem pour def ko yaakaar naa ne bu ñu demee ba si comité de gestion ñu boole les populations boole les responsables les techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci biir poste de santé boole si ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir mairie bi c'est pour mu am une bonne coordination de nos une bonne planification de nos activités par rapport ak domaine bi nga xam ne moom la ñu dénk muy la santé ku xam poste bi tey xam ne ñu ngi changé di remercier encore ñëpp ñu nekk si les acteurs qui tournent autour bàjjen yeeg ñëpp ndax poste de santé Diamaguène poste de santé Diacksao El Hadj Moustapha Gueye ay poste de santé référence ci arrondissement bi district sanitaire Mbao bi poste yi fu ñu cité fu ñuy tuddee dañuy primé donc nag liggéey bi dama yaakaar ne bu résultat amee c'est l'ensemble des acteurs yi la ñu war a féliciter donc di jaajëfal ñëpp di wax rek lii nga xam ne dinañ ko fi tamit nañ ko gérer mu am benn gestion ba nga xam ne dina doon gestion ba nga xam ne une gestion transparente mu am entretien maintenance bi ci war nga xam ne bu ko defee la fréquentation de sa poste nit ñi dinañ ñemee fréquenter di ñaaxaat aussi bàjjen yi ñu defaat encore des sensibilisations au niveau des populations pour que ñu mën a di ñëw fréquenter le poste de santé di Diamaguène je vous remercie encore une fois. yàlla rek moo mën te li ñu yore moomuñu ko dañu ko dénk rek tey la rek mais ëllëg kenn xamoo te bu dul woon dénk gi sañ nañ fee mën a def ndax doomu dëkk bi lañu. voilà kenn di ñëw di ñu ko defal defal ko suñu bopp. man nag ba tey foofu laa ko teg. dama teg fee casquette yi. ne doomu dëkk bi laa mun ma fi màggee yaroo fi jàngee fi ba yàlla indi ay pouvoir am may xool casquette bi. moo tax ma def lii ma def tey lépp nag wax nga ko léegi ci ndigalu son excellence le président Macky Sall moom ma wéet teg ma sama place jox ma sama wàccuwaay donc ma ne li ma war ma jàmm ci yàlla ay la yéwén ma def liñ ma laaj. donc buñ ci tolloo tey sañoon naa mën a wax bañ a wax ndax nag kii sama premier adjoint la te moom laa délégué lépp lu jëm ci santé waaye li tax ma ñëw tey pour taaral bés bi man ma xoolaale ma gunge leen ma gis leen ngeen gis ma li ngeen soxlawaat ma mën ko dégg li ñëw muy ñëw na lu ñëw di ma mën ko bàyyi ci samay préoccupation comme ça nu mu gën a gaawee ñu ñëw defal leen soxla boobu mu pare. mbokk yi ñoo ko gisandoo visite bu mucc ayib la kilifa fi def ànd ak ñi nga xamante ni mooy waa kër docteur ak cabinet am doon xool li nga xamante mooy poste santé bi fekkoon fa lal yoo xamante ni lu doy waar waaye bi ñu ñëwaatee nag lépp descente tàkk si jàppale ak Ndeye Fatou Bintou Ndiaye maire de la commune de Tivaouane Diacksao honorable député maire. gannaaw bu ñu jógee ci poste santé Diamaguène lu kenn mësul gis lu yéeme lañ gis ndax cabinet bi nga xam ne moom moo ànd ak honorable député maire Ndeye Fatou Bintou Ndiaye seen pas-pas seen taxawaay ci jege askan wi ñoom ñoo pousse lal yi di ko yóbbu ci poste santé El Hadj Moustapha Gueye bu Diacksao. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di jéggalu ci xaar bu yàgg
ndax temps dafa sacré nit bu fekkee toogal na la benn minute rek naam li ngay indi jariñu askan wi la mais amee nga ko ak ci kàddu madame le maire ñu jéggalu bu baax di leen ñaanal aussi ci mat ak tey gi ngeen am ba xaar ba ñu mën a indi li nga xam ne moom la ñuy indi fii ci poste de santé Diacksao madame le maire honorable député Ndeye Fatou Ndiaye comme ni ñu koy waxee yàlla dafa def lépp loo xamante ni wàllu santé la nu ngi ko gën a mën a saxale mu gën a rafet maanaam malade yi gën a am li nga xamante ni mooy nekkin wu rafet rek dafa nekk ci boppam saa su nekk ndax bi nga ko dénkee boppam moom mooy Tivaouane Diacksao ba léegi muy liggéey population tey nag moo indi woon fii ay lal yoo xamante ni dernière génération pourquoi parce que boo demee ci hôpitaux yu mag yi loolu dafay fekk lépp lu mu gis lu rafet feneen danaan lii dama bëgg am ko yóbbu ko ca sama commune. di leen sant nag di sant madame le maire ndaxte toujours xelam mu ngi ci poste bi lu mu am yéene na ko santé bi kon nag li muy def ci santé bi ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm ndax médicament yi toujours dafay ñëw bi corona bi ñëwee suñuy gel ak lépp ñëw na lii tey mu jógati indi ñu ay lal couveuse lañu fi njëkk a indi mu ngi fii salle maternité kon nag dañ koy sant ci geste bi muy def di ko gërëm di ko sant di sant nag madame Mar mi fi ne ndax lépp moom ndax bu liggéey bi setee moom bu bàjjen yi sawaree di dem ci terrain bi moom lu fi waay def rek moom ndaxte nag ku ñeme bay kii madame Mar la ndax boo xoolee geste am ak moom ni muy def du sonn du taay macha allah kon yooyu tam boo nekkee ci wetam il faut nag nga am courage nag boo demee ba bëgg a dellu gannaaw sax boo ko xoolee da ngay jëm a takkuwaat dëgër pour ànd ak moom liggéey. maa ngi nuyu mbooloo yëpp ci jiital madame le maire di ci teg say adjoint ak équipe municipalité bi yëpp di leen gërëm di leen sant léegi nag nit ku bu defee lu baax dañ koy wax yaa def lu baax gis nga nettali dafay am ëllëg nit ku dem da bàyyi fa dara lu baax dañ koy wax booy demee dañ koy wax te lu mu am solo gis nga nekk benn falu pour falu rek amul solo mais loo fay def loo mën a jëriñ sa askan te wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek man du ma ñu wax caaxaan yaa ngi defal nit ñi yaa ngi defal ak li nga mën yaa ngi koy def kenn mënu lépp nag mais li nga mënoo yaa ngi koy def surtout nag ci santé bi ma gis barki démb nga fi indi ay couveuse sa Pastef rek nga indi ko fii médicament ñëw nga joxe médicament moo ngi dem normalement boo fi ñëwee ba léegi médicament ngi normalement sa Pastef la ak sa dogo ak sa équipe municipale li nga àndal parce que ñi nga àndal ñii comme sa adjoint bi premier adjoint bi sa dafa bëgg yëf yi daf ko bëgg moom ko bëgg santé moom xam naa lii moom xëy na peut-être avant nga jox ko sax moo ko jël boppam parce que daf ko bëgg te loolu la am solo la ci nit wér-gu-yaram doomu aadama nit ki bëgg ko pour faj ay nit kooku moom dara yàlla ñu koy ñaanal rek ñëw nga bi ñu nekk Covid 2019 li ko madame Mar waxee ban nga waxee def nga li nga mën indi nañ ko fi ci poste bi jàppale nañ ci ji fee lañ ko jëlee maire jox ko ba pare def naa ñëw goon mais adjoint ma fa nekk jël nañ ko indi ko fii kon nag gis nañ nit ki nag boo xam ne lu am nga def lu baax ñu gis ko dañ kaa war a wax parce que ëllëg moo tax ñu wax parce que man jaar naa fi loo fi def naa fi loo fi def doo ko wax sax nit ñaa koy wax lii la fi def sa wërsëg la sa chance la bul soxor nañ la ko waxal te léegi ñu ngi fi ñu ngi lay gërëm di la sant di wax ne nag parce que tamit yow su fekkee ne yaa ngi dem ci élan bi sa équipe moo la ko may kon nag ñoom it bàyyi moo leen parce que ñoo la épaulé nga wax ñu dooleel la nga ndax lii am. ñi yéex a añ sax añagum ñu ngi nii toog sama diabétique baa ngi nii toog ndax kat madame Mar moo woote président lay moo woote ñu ne kan la ñuy xaar Fatou Bintou Ndiaye kon dañuy daw ñëw lépp luñ jàpp lu nekk dañ koy bàyyi kon nag jàppalee sama bàjjen yi jàppalee sama relais yi ñu jàppale la Sénégal jëm ca kanam jaay jaay loo yóotu lu nekk rek yal na la yoo man la Abdou Aziz Diagne donc nekk bokk ci kii bi comité de santé bu Diacksao en même temps nekk relais communautaire en même temps bàjjenu gox ñoom fu ñu dem man la ñuy jiital waaw ma yore seen kàddu quoi voilà donc bon di rafetlu déjà di la dalal madame la maire di dalal yéen ñi nga xam ne nii mooy équipe municipale bi nga àndal di rafetlu vraiment acte bi nga def parce que tey li nga def nii lu rëy la
jël ay lal dernière génération nga ñëw indi ñu ko ci poste bi ñu soxla woon ko trop mu ñëw fi mu war a ñëwee parce que moment bi soxla nañ ko mu ñëw fi mu war a ñëwee kon loolu geste boo xam ni dañ ci rafetlu gis nañu aussi yeneen action yi ngay def ci éducation bi ak santé bi kon ça veut dire que jox nga ñaar yooyu gëdd te éducation ak santé maanaam moom moo yorum réew boo bëggee mu développé éducation bi dafay baax santé bi baax mais ñu am environnement bu baax te gis nañ fii poste santé environnement bi macha allah kon tey bu ci lal yu yokkoo dañuy sant yàlla. personnel bi fi nekk ak mboolem ku fi teew di la jaajëfal bu baax di la gërëm di la sant di wax alhamdulilah di nga ñëwaatee encore une fois jàppale si poste de santé jàppale si sa poste de santé lii nga fi indi tey muy ay lal yii médicalisé nekk na loo xam ne macha allah population bi soxla na ko di la jaajëfal bu baax ci jàppale bi nga xam ne jàppale nga ko structure bi ci ay garab ci ay produits yoo xam ne moom la ñu soxla pour xeex ak coronavirus bi di la sant di la gërëm di gërëm sa équipe bi nga àndal ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci poste de santé bi di la jaajëfalaat bu baax yow ak sa équipe lii nga xam ne tey ñëw ngeen ko fii ci poste de santé bi vraiment def si ko fi mu nekk loo xam ne lu rafet la lu ma kontaan la ak personnel bi yëpp di la jaajëfal bu baax alhamdulilah la yàlla gën a dolli xéewal yi ba yeneen di xéewal ñëw. ñu dénk ma ko muy santé yaakaar naa ne bu ñuy wax santé fii au niveau de Tivaouane Diacksao yaakaar naa ne su ñaari poste de santé yoo xam ne yor nañ ko au sein de la commune ay référence lañ au niveau du district de Mbao ndax lépp lu ñuy yëngatu ci district de Mbao dañuy jël exemple Tivaouane Diacksao donc madame Mar ak madame Mbengue comme ni mu koy waxee toujours ñu ngi leen di sant di leen gërëm par rapport au management beneen bi damay ñëw ci rek ci CDS ndax yaakaar naa ne monsieur Leye mi toog dépositaire mandat wu population wu Tivaouane Diacksao la ñi nga xam ne ñoo sëkk poste de santé bii nekk fii poste de santé El Hadj Moustapha Guèye bi nekk si Diacksao monsieur Leye am na fu mu fekkoon poste de santé bi poste de santé bi nekkoon si ay difficulté mais yàlla ak mbaaxam dañuy wax rek comme lu ko góor a waxee madame Mar yàlla baaxee ko benn équipe ba nga xam ne bi nekk si côté am benn gis-gis ak moom par rapport ak nu mu bëggoon poste de santé bi doxee yàlla suturaal ñu poste de santé bi yaakaar naa ne ku fi dugg bi nga xam ne fi norme yu ñuy laaj ci poste de santé mi ngi fii donc monsieur Leye encore une fois on vous remercie di gërëm di sant tamit les acteurs communautaires yi fi nekk di sant les relais communautaires yi fi nekk ak les bàjjenu gox ndax volontariat dafa metti donc lépp la nga xam ne am nañ ko en terme de résultat man damay jàpp ne ñoom ñooy le premier maillon de la chaîne ñoom ñoo nekk à bas échelle di def liggéey ba nga xam ne ñun ñi nekk ci coordination mënuñu ko def ñoom ñoo ñu koy defal donc laajuñ ci dërëm xalaatuñ ci dërëm lu dul rek bëgg seen askan bëgg seen jaboot bëgg population Tivaouane Diacksao donc ñu leen si sant di leen si gërëm madame le maire bu ma ñëwee ci yow dama naan tey boo ma dénkee benn mbir yaa ma si accompagné ndax tey du ma taxaw fenn rus ci bu ñuy waxi santé ndax lépp la nga xam ne am nañ ko en terme de besoin ci biir poste de santé wax dëgg yàlla fu ñu la laajee rek def la ci lii rek ñoo bett sax ñu ci doon waxtaan mais da ngaa bett nit ñi bett ñu ñun sax sa équipe municipale par rapport ak lii donc mu doon une fierté bañ gisee ne lii tey ni ñu ko yóbboo poste de santé Diamaguène wax dëgg yàlla ñun tamit kontaan nañ ndax maternité bu bees moo fa nekk amuñu woon équipement qu'il faut yàlla dogal ne maire ak kiyam peut-être mu ngi doon xalaat la ba yàlla dogal lii am tey ñoom tamit sant nañ la gërëm nañ la ñii tamit sant nañ la gërëm nañ la kon man dama naan alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw kàddu yu ngërëm monsieur Leye président comité de gestion madame Mar di ICP bi ak ñi nga xam ne ay acteurs communautaires lañ honorable député maire Ndeye Fatou Bintou Ndiaye la ñu jox kàddu gi.
santaat yàlla suñu borom rek julli ci yonente bi sant leen te cant gi ma leen di sant damay jël yépp delloowaat ko ci loxoy madame Mar mooy ICP wu poste de santé bi waaye bu ma jëlee nuyoo yooyu yëpp man damay jël samay nuyoo ak nuyooyu commune bi delloo ko son excellence le président Macky Sall ndax nag bu lëg lekkee alam na ko gërëme cooy te fi ma toog tey dëgg la yàlla la waaye nag ak considération bi mu am ci man moo tax tey ma toog ko waaye nag du caagin ko aussi toog naa ko rek maa ko gën doomu aadama yi boo gisee tey ma accompagner équipe bi ñu ñëw pour bëgg leen woon sama cofeel pour won loolu sama premier adjoint yi nii moom laa délégué lépp lu jëm ci santé mën na koo dox waaye dama ne la ma def keroog ci éducation moom laay defaat ndax éducation dama ko délégué deuxième adjoint waaye am na ko yore commission bi ci biir conseil municipal da ca wutam dama ne nag gunge lay duñ ko diri foofu ñu ne waat oto ma ne de dañ di diriwaat ngeen ñëw fii comme ça ñu boo leen ko defee ci oto benn du xaj ci oto wala dina am lu ci dàmm te yéenewu ma leen loolu doo nga tax ma ñëw xool seen bëgg war naa koo xam pas toujours rek ñu yónnee ndax bu ma doon wax ni yónnee ñëw na madame Mar mat na ko yéen a ko wax mais man dama koy dëggal donc dañuy ñaan yàlla fu ñuy dem rek wax nañ ko léegi ànd ak discipline gis nga lu la yar mayu ñàkk teggin du la ko may te loo xaar lu nekk du la ko fekk te lu la dul xaar danga koy xaar te nag ñu xamante aussi yàlla mooy sedd ñuy respecté cër yi ku yàlla cëral ñu xam ne moom la yàlla cëral ku dul joxe cër boo léegi boo laajee kenn du la ko jox kon ñi ñu cëral ñu leen di cëral jox leen seen wàccuwaay moo tax ma ñëw am cofeel ci yéen ma ñëwaat couveuse yi maa ko indiloon sama bopp mairie joxuma ko woon maa amoon cofeel ci poste de santé yi am nañu ay maternité bébé bu ndaw bu ñëwee nekk prématuré liñ di ko yëpp ba fële ñu jéemal seen bopp loolu taxoon ma def ko lal yi itam ma xool ne feebar ñëw na ci dëkk bi yaatu na malade yaa ngi gën a bëri te itam jigéen ji buy accoucher war na nekk ci lal bu xaw a confortable mairie joxu leen lal yi de man mii maa leen may lal yi man Fatou Bintou maa wut sama lalu bopp maa leen ko may yéen ñaari poste de santé yi du mairie de du conseil municipal du mairie du conseil municipal te aussi dama leen jox feebar bi mu amee dama ci waxtaan ak moom dafa ma wékk moom madame Mbengue ñu seet si ma ne leen loo leen ci xam ñu ne ma xanaa ñu jéem a commencé kii te boobu laa pare ci 8 mars ma ne am leen enveloppe ngi nii néew na waaye dem leen ngeen commencé ba ma déglu président li muy wax enveloppe bay jiitu président wax ma gaare oto wàccee lépp luy produit au sous-préfet yow yaa nga fa woon ay garab sax dama ko ci boole n'est-ce pas du loolu moo amoon ma ne du ma ñëw comme kii laa ko délégué mooy réceptionné boobu ñu ngi wax marché yi rek ak entrée pénétrante yi egg wuñ ci jumaa yi ma def la ca war produit bi ñu désinfecté xam nga ne Tivaouane Diassao moo ko jënd maa jënd juróom benni bërigo yu 60 litres ma ne service d'hygiène nañu pompe waxuma rek Tivaouane Diassao mais nañu pompe dëkk bi yépp foog naa fekkee nga ko ñu poste de santé ñaari pompe mairie pompe police Sicap Mbao police pompe sous-préfecture pompe gendarmerie Thiaroye lépp mën naa ko pompe dooga nag ñëwaat nag ñu ne mosquée yi ma ne andiwaat leen produit yi ndax produit bi dafa bëri ba mën na def Pikine yépp dafa bëri moom fekke na ko ci laa ne ñëwaat leen jumaa yaa ngi ubbi da ngeen di kii ma gunge leen ma xool li ñuy liggéey ñu toogaat mu andiwaat équipement te bokkul woon ci budget bi ma ne équipement day dem ci jàkka yi ñu ne école day ubbi yaa ma gunge keroog ma ne équipement day dem seen thermoflash sax am ngeen ko may naa am poste santé bu nekk thermoflash noonu la demee parce que nit mënul def dara sans la santé wax ngeen ko léegi te bu santé bi amul éducation du wéy santé ak éducation ñoo lëkkaloo mais nag wéral d'abord ci biir wér boobu ci la éducation bi nekk moo tax faaw ñu bàyyi fa xel mu nekk bu nekkul woon compétence transférée sax dama ciy bay sama waar doomu dëkk bi laa te itam lu ma war la waxantuma ak nag yàlla jox ma casquette yi président soxla ku nekk xam fi ma teg ci yaram ci teeyam ci dalam ak wét nitam ak mën a xam démb moo tax président Macky Sall fu ma teg fa laay tegu ci lu ma tënk rek laay tegu rawatina nag le ministre de la santé muy sama càmmiñ am lu ma bokk ak moom kon nag na seen xel dal man xooluma budget taalibe laa te damay jaamu gis nga premier mandat ak deuxième mandat yàlla yore premier bi xalaatuma ko woon yàlla andi ko dama koy matal mais du ma gestu ndaw laa duñ ma yónni te jigéen laa man daam lu may ragal xam nga lu may ragal défaite te défaite mooy lan ñu dénk la ngay tontu wala nga tontoo at dama yàkkamti te damay rendre compte ëllëg moo tax nii laa def sañ samay nopp du ma gestu damay fakkastalu fii rek laa xool bañ ma wujjee am nañuy moytu toxu bu bëri boo yàggee toxu di nga dem ba dëkk ca palaasu jàmbur te bu yàggee da ngay xat donc fa laay teg sama loxo
honorable député maire Ndeye Fatou Bintou Ndiaye fi nga teg sa loxo foofoo baax mosoo ko teggi ndax yaa ngi ci waaw président de la république son excellence monsieur Macky Sall lépp lu mu la mos a diggal yaa ngi koy dox doon bàyyi faalam nekk benn jigéen ci département bi daal yi nga joxe di dernière génération te xaaroo ci conseil municipal nga lijjanti ko indil ko ñaari poste de santé yi nga xamante ni tey c'est un ouf de soulagement pour la population de Tivaouane Diacksao Gaynde Ndiaye Fatou Bintou Ndiaye Ndiaye Diatta Ndiaye